a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah. ñu ngi leen nuyu yéen ñi fi teew yëpp di leen sant bu baax a baax ci seen teewaay. jotaay bi nag li ko sabab moo di xamale leen ak kuréel gi nga xam ne moom la sëriñ bi teg ngir ñu jàppale comité d'organisation bi ci tawat yi nga xamante ne bii su màggal Tuubaa ñëwee léeg-léeg muy feeñ te muy tawat yoo xam ne yu wàllate la te ren jii mu daje ak li nga xamante ni mooy Covid 19. kuréel la goo xam ne dañ koo teg parce que yéen pérenniser ndax wax nañu ne choléra amoon na fi Ebola amoon na fi Covid 19 moo fi nekk tey mais ëllëg xamuñ ban njàngoon moo fi ñëw te comme ñun dañuy liggéey ci di anticiper ci li nga xamante ne bii ñëwagul. moo tax rek ñu tudde ko maladie épidémiologique nga xam ne ñoom même bu liy jeexee Covid 19 bi jeex dañuy continuer seen liggéey continuer seen i gëstu ba ëllëg ak si biir dara du leen bett ndax aussi ñun boobu taxawaay mooy suñu responsabilité ci wetu taalibe yi moo tax aussi sëñ bi tudde ko kuréel fekk ak fagaru ci ndimbalu Sëriñ Tuubaa kon sëñ la mel dama lay jox kàddu bi waaye di réitérer vraiment remerciement yooyu ci yow ak équipe bi nga àndal bépp ak sunu yaakaar yi nga xam ne am nañ ko ci yéen di leen ñaanal yàlla ngeen réussir seen mission ñi nga xamante ne bii vraiment noonu la ko sëñ bi séentoo ba lépp lu ngeen ci séenu rek ngeen dayee ci ak moom sëñ Abo aussi mi ngi fi ci turu commission communication ànd ak ñoom Pape Seydou laa leen booleel ngir muy coordonner presse bi donc ñoom ñëpp ñu ngi fi kële mooy Amadou Ngay Ndiaye moom itam donc en tout cas ngeen xam ne toutes les ressources du comité d'organisation sont à votre disposition ngir lépp loo xam ne war ngeen ko liggéey incha allah rabbi dina jàppali ci yéen ñu ngi leen sant leen ko. bismillahi rahmani rahim jërëjëf monsieur le président de la coordination communication Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma ci bi nga jëlee ci sa temps bu précieux bi pour ñëw ubbi conférence de presse bi ba pare it ñaanal ñu junj bu baax it li waral unité d'alerte et de prévention épidémiologique bi Serigne Mountakha Mbacké khalife général des Mourides taxawal ko ñoo ngi lay sant di la gërëm ci taxawaay bi ci ñaan yi di la ñaan aussi nga jottali suñu nuyoo ak suñuy sàkku ñaan xalif général des Mourides. Unité bi ni mu composé sëriñ bi wax na ko léegi mooy d'abord représentant commission communication ak commission santé d'ailleurs ci ñooñu la ñuy sukkandiku ñun pour mën a doxal plan d'action bii nga xam ne dinañ leen ko présenter léegi moo tax Serigne Abdou Lahad présent na pour représenter comité d'organisation bi waaye présent na parce que ci commission communication bi moom moo ko jiite. Comité bi aussi unité bi depuis ñu taxawal ko dañuy jokkoo ak moom defuñu lu ko te taxawaayam rëy na trop ci unité bi. ñoo ngi am aussi présence su représentant président santé bi di Serigne Abdou Lahad Bousso moom tam ñu ngi koy sant di ko gërëm mi ngi ci suñu échange yi di contribuer lu am solo à part ñaari membre yooyu man la yàlla def ci décision khalife général des Mourides ma coordonné ko sëñ Abdou Lahad wax na léegi li tax sëriñ bi dénkuñu loolu ñoo ngi sàkkuwaat ñaan ci moom wax na ko du ma ci revenir man professeur Lamine Gueye médecin la di professeur titulaire de physiologie nekkoon faculté de médecine Dakar jóge fa dem sos faculté de médecine Saint-Louis yàlla def président de la République am confiance ci ñun ci waxtaanam ak ministre de l'enseignement supérieur à l'époque ñu def ma recteur de l'université Gaston Berger ma jóge fa yàlla def ñu indi ma ci université Bambey bii ma koy diriger moo tax yéen waa presse bi ñu ci bëri xamante nañu ñun parce que yàgg nañoo liggéey gis liggéey bi ñu doon def ci màggal gi
bi ñu defee li ñu mën ci université Bambey bii nga xam ne ñoo ngi ciy sant parce que liggéeyal nañu Sénégal mais aussi joxoon nañu opportunité bu mag ñuy liggéey fii ci Touba notamment ci màggal gi autorité réew mi aussi décidé yóbbuwaat ñu Dakar nag dénkuñu li ñuy wax autorité nationale de l'assurance qualité di ANAQ-Sup bu Sénégal lépp lu jëm ci qualité ci enseignement supérieur muy public di privé ñun ñooy diriger service bi ko yor di sant nag ci rôle bii nga xam ne dénk nañ ñu ko ñu ànd ko ñii muy professeur Lamine Ndiaye di professeur titulaire de sociologie anthropologie xelam màcc ci sociologie de la santé anthropologie de la santé mi ngi ci faculté des lettres et sciences humaines nekkoon directeuru école doctorale bi yor yooyu yàlla it defoon moo yoroon collège école doctorale yu université Cheikh Anta Diop yépp ba ci Afrique sax ñu jox ko aussi le collège des écoles doctorales yi boole Afrique francophone yépp mi ngi fi professeur Massamba Diouf spécialiste en santé publique la nekk moom itam taalibe nekk responsable ci faculté de médecine bu Dakar docteur Serigne Khadim Ngom nekk taalibe yor ay responsabilité yu mag ci yenn association yi nekk nag Bordeaux foofu lay liggéey aussi bien dans le public que dans le privé teewul waaye wóor na ma ne mi ngi ñuy suivre par le réseau internet docteur Serigne Alioune Mbacké mi ngi fi teew moom moo nekk médecin chef adjoint bu district Richard Toll docteur Abdoulaye Saré nga xam ne li tax mu nekk fi mooy représenter Touba assistance médicale ngeen war ko xam nekk talibé di diriger loolu di liggéey fii ci Touba it ci centre de santé bii ñuy jàkkaar lool muy centre de santé Daaru Marnaan ñooñu ñooy membre yi te daanaka ñoom ñëpp teew nañ fi tey léegi mission bi rek lay tënk avant ñuy dugg ci détail plan d'action bi mission yi comme ni ko tur yi waxee alerte et prévention la maanaam suñu rôle c'est stratégique te loolu c'est important ngeen comprendre ko c'est stratégique maanaam dañuy xool voies et moyens ya gën pour fekk askan wi fagaru ci feebar yi sëriñ bi wax na ko pandémie bee xew fi mu ne ñu koy wax Covid mais li tax ñu jóg du pandémie bi rek pandémie bu ci yàlla àndee ak ñaan yeeg effort yi gouvernement bi def sénégalais yi def ko bu soobee yàlla wàññeeku na bu baax te yaakaar nañ ne léegi mu jóge fi waaye màggal gi lu yàlla di def dans l'histoire coïncide na ak épidémie yu bëri te ñii nekk ci commission bi aussi ci unité bi ku ci nekk yàgg nga liggéey ak ci màggal bi donc xam nga ay problème mu santé problème mu épidémie yi mën a am ci biir Sénégal taseeg màggal bi màggal enjeu sanitaire da cee am loolu moo tax sëriñ bi ñuy sant li mu taxawal unité bi nga xam ne ça s'inscrit dans la durée maanaam du pour ren rek loolu moom lu jar a comprendre la Covid bi rek taxul mu jóg ren nag Covid bi ci suñu principale mission la bokk mais de manière générale les problèmes de santé en particulier les épidémies moom moo tax unité bi taxaw alerte mooy lan ñuy analyser tout le système ba pare di alerter ku ñu war a alerter évidemment dañuy sukkandiku ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk wér-gu yaram gi muy ministère de la santé lëkkaloog ñoom pour liggéey loolu lu am solo la lu may insister lépp lu ñuy def dañ ciy diisoog district Touba lépp lu ñuy def dañ ciy diisoo ak médecin chef de région lépp lu ñuy def dañ ciy diisoo ak ministère de la santé pour def la gën alerte bi donc dina adressé wu ci ñoonu dina adressé ci kilifa Touba yi dina adressé ci population parce que population bi di ko alerter ci yenn yi am na solo leneen lu mooy prévention lépp luy ay mesures yu ñu war a jël wala ay comportement yu ñu war a am ngir fekk fagaru ci feebar yi en particulier ci Covid bi loolu aussi ñun dañ koy recenser liggéey ci
ak autorité Touba yi liggéey ci ak autorité sanitaire publique yi pour ak association yi pour mu mën a taxaw li ñuy liggéey mooy fédérer donc les forces ba pare xool la meilleure stratégie pour aar képp kuy màggal si ak ñooñu ñu fiy fekk bu ñu màggal see. voilà sëñ bi loolu laa ci bëggoon a wax comme en introduction muy composition bi di mission yi léegi nag ñu bàyyee kàddu gi professeur Massamba Diouf mu dugg ci détail plan d'action bi moom itam de manière synthétique la ko bëgg a def jërëjëf ñoo ngi woo nag un appel à la presse parce que kuy wax alerte prévention xam ngeen yéen ne la principale composante communication sensibilisation la donc ñoo ngi leen di woo pour ngeen gën a liggéey ak ñun ni ngeen di nekk ci biir commission communication pour que liggéey bi egg ak jàmm ba ñu passé màggal geeg jàmm jërëjëf. comme dañu sas mission boo xamante ni mission alerte la ak prévention li waroon a njëkk ci lu ñu def mooy xalaat li ñuy wax benn plan d'action mooy tëralin woo xamante ni dana wone ci lan la ñu war a mën a yëngatu ci lan la ñu war a mën a jeex ba nga xamante ni li tax ñu jóg dinañ ko mën a lijjanti ba mu baax te ren li ko waral mooy dafa am lu xew dajeeg màggal gi il faut que donc ñu am ay jumtuwaay yoo xamante ni buñ ko jëfandikoo ci wàllu xel ak xalaat ak ci wàllu jëfin danañu mën a dimbale pour ñu mën a fekk feebar bi nga xamante ni moom mooy am bi ci njëkk mooy ñu fexe ba wàññi wala ñu dindi lépp loo xamante ni niru na risque contamination mooy wàllante bi wàllante ci wàllu feebar Covid-19 ci yenn bërëb yi nga xamante ni ay bërëbu ziar la wala bërëb la yoo xam nit ñi dañ fay daje wala bërëb yoo xamante ni aussi dañ fay dëkk. beneen bi ci topp mooy nu ñuy def ba dooleel dispositif bi nga xamante ni moo fi am doole jooju nag mën nañ koo jëfandikoo ba nga xamante ni képp koo xamante ni yaakaar nañ ci yow feebar ñu mën la orienter ci bërëbu fajukaay yi nga xamante ni ministère de la santé et de l'action sociale teg na ko ba pare unité d'alerte et de prévention ñëw appuyer leen aussi en termes de ressources. beneen bi ci topp mooy li nga xamante ni mooy tax ba nit ki yenn wàllu comportement yi mu war a am ba nga xamante ni liñ koy sant ci feebar bi mënu ko def wala boog lii tax ba moom nanguwul feebar bi ne feebar bi am na ñu fexe ba dindi loolu ci jaarale ko ci li nga xamante ni mooy communication sensibilisation ak wone ñi nga xamante ni suñuy yaakaar lañ tey ak ëllëg ñu koy def te waroon na mën a taxaw ne duñ ko def ñu gis leen ñuy takk seeni masque loolu buñ ci xoolee dana war a mën a gën a tax ñu jël suñuy masque di ko takk. beneen bi ci topp mooy naka la ñuy def ba nga xamante ni ñañ daan faj ñu feebar te leneen dal leen lu dul Covid-19 nu ñuy wéyalee loolu ba nga xamante ni képp ku feebar ñu xam ne feebar nga am na loo dal nga mën a dem hôpital ñu mën la faj bi nga xamante ni mooy faj gi mu mucc ayib. am na beneen axe boo xamante ni moom day wax ne képp koo xamante ni sëriñ nga am mbooloo di daje sa kër nañ fexe xool naka la ñuy def ba mën laa fekk ba feebar bi du mën a yegsi si yow wala boog feebar bi du yegsi si biir kër gi. beneen bi ci topp mooy naka la ñuy def ba ñi nga xam dañu dëkk ci li wër Touba ñu xam ne bëri na loo xamante ni ci wàllu feebar dafay faral di am wala boog bu ñu amee yenn feebar yu leen dal duñ mën a dem faju ji ci bërëbu fajukaay yi ñu indi leen benn assistance def fa ay postes médicaux avancés wala boog ñu indi fa ay antennes yoo xamante ni bu ñu amee lu ñu soxla dinañ ko war a mën a faj te duñu sonn. enfin beneen élément bi nga xamante ni moom la ñu tëjee mooy fexe ba bisub màggal nekk bisub ñaan buñ ci waree jàng alxuraan ju bari ñu jàng ko ci Sénégal ak fépp ci Afrique wala boog ci monde bi ndax xam nañ ne taalibe yi ñu ngi fépp su ko defee ñu mën a jàng xasida jàng alxuraan jàng lépp loo xamante ni baax na ñaan yàlla suñu borom lii nga xamante ni mooy li dal adduna bi yëpp mu mën ko fi jëlee. voilà loolu daal ci gàttal mooy li nga xamante ni moom lañ tënkoon pour bëggoon leen ko présenter. Voilà. man la professeur Massamba Diouf di épidémiologiste agrégé en santé publique.